asalaamaaleykum mbokki auditeur mbokki auditrice sunu kër FM première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles lëkkaloo ak Cap SN la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange di parti en construction ñu ànd ak soxna Fatlo ci seen plateau sunu kër FM mu feggoo ak soxna Degen Diop ñu ànd ak yéen ci seen émission xew-xewu diaspora xew-xewu diaspora nag buñ ko waxee faw ñu wax les sénégalais de l'extérieur maanaam ñi nekk ci biti soxna Degen ñu am nag invité muy maître Malick Diop ñuy wax soxna Degen nu ñu nuyoog auditeurs yi ak auditrices yi balaa ñuy jox maître Malick kàddu gi. asalaamaaleykum sunu kër FM Cap Sénégal naataange soxna Fatou maa ngi lay ziar di ziar waa panel bi mbokki auditeur auditrice di leen nuyu di leen jox ku ci nekk seen wàccuwaay tey nag ñu am invité bu mag muy El Hadji Malick Diop avocat ci New York soxna Fatou xanaa ni dalal sunu invité sëñ Malick ñu ngi lay dalal. jërëjëf soxna Degen ñuy delloo ziar di ziar mboolem auditeur ak auditrice sunu kër FM ak mboolem membre bu nekk ci Cap SN sëñ Malick Diop ni ko soxna Degen waxee lan ngay nuyoo suñu auditeur ak suñu auditrice ak kan mooy sëñ Malick Diop. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu soxna Degen soxna Fatou ak yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar man la maître Malick Diop maa ngi basé wu à New York waa fii je suis avocat ici depuis presque plus de 20 ans donc doon ñëw seen invitation tey bi pour ñu waxtaan li nga xam ne mooy xew-xew jamono ñu ngi leen di gërëm di leen ziar di nuyu aussi di ziar Ablaye Fall mi nekk Sénégal te di coordonner émission bi. jërëjëf maître Malick Diop ñu ngi lay dalal jàmm ci suñu plateau di la jaajëfalit ci sa teew ndax xam nañ ne jot amul waaye nangul nga ñëw pour ñëw bokk ak ñun li ñuy def mbokki auditeur mbokki auditrice sunu kër FM première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles ku ko bëgg nan ngay def danga koy télécharger via Play Store wala App Store wa ilaa nga dem si YouTube bi nga tàppee sunu kër FM di nga am bépp émission bu ci jàll mu lëkkaloo ak Cap SN la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange di parti en construction président Abdoulaye Fall jiite ko ku ci bëgg a dugg nan ngay def da ngay def 77 533 39 00 77 533 39 00 ñoo ànd tey ak soxna Fatlo soxna Degen feggoog moom ñu fas yéene ñëw ak yéen ànd ak suñu invité maître Malick Diop ci dossier Ousmane Sarr niñ ko tàmbalee woon Ousmane Sarr buñ koy fàttali mooy sénégalais bi nga xamante ne dañ ko tëj 50 ans prison ca Texas mu nekk fa di ko dund te jot a dund fukki at ak juróom-ñaar ñu fas yéene ànd nag ak yéen waxtaan ak yéen ci dossier Ousmane Sarr ba ñu xam lépp loo xamante ne moo ci nekk ak lan la ci sénégalais yi war a xam ak lan la ci auditeurs yi ak auditrices sunu kër FM war a xam ak waa panel bi may laaj maître Malick Ousmane Sarr lan lañ koy toppee benn accusation wala ñaar wala ndax liñ koy toppee moo ko def. waaw soxna Fatou effectivement soxna Degen yónnee wu nañu nu mu tiiti li nga xam ne kayit yi nga xam ne moo nekkoon à votre disposition ma xool ko saytu ko li ma gis ci dossier yi mooy am na yu bari yu ñu ko toppee yenn yi affaire jël oto jàmbur dawal ko sans permission
am na tim ñaari yoon wala ñetti yoon aussi jiiñ nañ ko affaire càcc waaw càcc boo xam ne toujours dafay ànd ak doole li ñuy wax violence et biñ ko njëkkee jàpp aussi biñ ko mujjee jàpp te topp ko loolu mooy mois de mars de 2003 le 21 mars boobu nag moom tim mooy bi nga xam ne jàppoon nañ ko ak oto ki nga xam ne moo porté woon plainte yuuxu di laaj ndimbal di wax ne sëñ Ousmane Sarr dafa doon jéem a jël alalam ci par force donc mu nekk loo xam ne effectivement suñ koy waxee comme suñu kàllaamaak yooyu mooy casier judiciaire nit ki lan la def ci dundaam ba mën a ba ñu war ci mën a sikkandiko baal ko walla daal di ko daal punition boo xam ne dina metti donc moo tax am na mais soo xoolee dossier bi ak ni ñu ko waxee c'est-à-dire que man li ma lire mooy effectivement li nga xam ne moo nekk li ñuy wax public record c'est-à-dire que kayit yi nga xam ne mën nañ ko jot facilement am na loo xam ne nag moo ci manqué mooy li ñuy wax record bi mooy lépp li nga xam wala wax nañ ko ci jamono jooju ñu ko doon atte et loolu manqué na ci mais tim liñ ci am mën nañ ci wax tuuti mën ci leer li am parce que Texas dafa nekk tim état boo xam ne ay loi am dafa metti trop te fekkee ñun doomu Sénégal rek bon dañuy far ba nga xam ne suñ ne la Ousmane Sarr mosu koo gis mais ñu la doomu Sénégal moo jël paaka tiital nit jël otoom waroon ko mën a rey sax su ko neexoon loolu daf ñuy jaaxal parce que kenn yarewuñ ñooñu te xamuñ loolu mais ñoom noonu lañ ko waxee ne ndaw si dafa jóge woon hôpital di dem di ñibbi di jëm ci oto bi mu nekk benn Toyota bu marron nee na bi mu duggee ci oto bi ba teg saagam la gis ne la fekk mi ngi nekk ci téléphone ak jarbaatam ak sëtam mu mel ni dafa am nit koo xam ne ku njool te sew te ñuul moo nekk ci booru buntu portière am daal di bañ ko mu tëj ko nee na bi mu ko xoolee yëkkati ay bëtam si la gisee ne kat nit ki mu ngi yor paaka boo xam ne peut-être que bon ay 10 centimètres te mu jege trop baatam si la dawee yuuxu daw dem ci nee na ñëpp ci boobu temps la ko Ousmane Sarr ne ko génnal oto bi mu génn mais ne ko dama lay rey wala leneen ndaw si daal dafa gis paaka bi moo tax mu daw Ousmane ñu ne mu taal oto bi daal di dem loolu nag ba mu ko defee 5 mois après juróomi weer après donc si mois d'août boobu mois d'août 2003 la doon dawal aussi tim ndaw si ànd ak jëkkëram aussi wala jëkkëram di dawal jékki-jékki mu ma ni dafa xelmati oto bu mel ne oto jawaram sa booba nag la toppe oto bi parce que oto bi dafa amoon ay sticker yu ci amoon benn drapeau États-Unis benn drapeau armée bi ak yooyu mu topp oto bi topp ko ba waa ji garé di jënd essence si la xoolaatee oto bi nag xam ne oto jawaram de si la oowee police lañ ko jàppee waaw donc noonu la histoire bi donc loolu nag su amee mu nekk li nga xam ne ñoom biñ koy xam naa ne biñ ko jàppee nag li nga xam ne moom lañ ko jiiñ mooy li ñuy wax vol à main armée yoo xam ne avec des circonstances aggravantes bon loi yi nag état yi bokkuñu mais comme ni ma koy wax rek waa Texas ñoom dañ ne fekkee nit ki du caagin sax nga gaañ nit ki wala nga ne da nga koy rey mais fekkee ne yor nga lu mel ni xam ne par exemple arme la waaw muy fetal muy paaka muy leneen loo xam ne nit ki mën na ci gaañu mën nga ko ci gaañ ba mu dee mais nit ki su tiitee rek fekkee tiitaange googu su amee rek waaw dina nekk loo xam ne dafay bokk ci infraction yi nga xam ne wala crime yi nga xam ne dañ leen di woowee 3G waaw 3G nag mooy circonstance aggravante yooyu mooy nit ki ragal te foofu tamit dafay impacter dafay am incidence waa ci li nga xam ne moom la ñu nar a tëj nit ki fekkee dafa nekk robberie simple rek fekkee dafa nekk rek vol mën na nekk vol effraction wala yu mel noonu mu nekk loo xam ne parfois mën na ci tëdd ba 50 ans mais fekkee moom ci kaawam nii effectivement li yoon wax mooy mën na tëdd entre 5 ans ba 99 ans parfois même waaw giir dundam donc foofu nag la ñu toll loolu nag moo xew te
li am aussi mooy biñ koy wax bi ma koy lire tamit sama xel dane waaw mais lu tax avocat am daal di plaidewul coupable, ce qui fait que doo am procès, ce qui fait que foofu dina mën a négocier loo xam ne peine de prison boo xam ne bon moo gën a suufee 10 ans wala 15 ans parce que fii ay New York yooyu gis nañ ñu fi jam nit et tout mais taxul ñu tëdd ñu condamné leen li ñu ko war a condamné ba nga xam ne donc mu nekk loo xam ne lu diis la parce que loi Texas noonu lay demee parce que contrôle bi yëpp dafay nekk ci coobare ndax nu mu tuddati le bureau du procureur ndax le procureur ou le substitut du procureur ndax dañuy yóbbu dossier bi en procès ou pas donc avocat wu ki nga xam ne dañ ne moom la ñuy jiñ dara parfois amul doole joo xam ne mën na discuter wala ne li fay discuter ak moom par force il faut que waa ji nangu ci te dafa am noo xam ne aussi suñ ko condamné aussi wala suñ ne même fekkee dafa coupable yoon mayul juge bi mu ne daf koy jox li ñuy wax sursis loolu du ci am loolu moo tax nag peine de prison bi 10 bon may xaar ngeen laajaat yeneen question jaajëf. jërëjëf sëñ Malick ñu ngi lay delloo sant wax bi leer na macha allah wax bi leer na xanaa doon laajte rek ne ma kooku Ousmane Sarr ne yan mooy chance am lan mooy chance am tey jii bu mënee am appel li ñuy woowee fii appel mooy demande ndax mën nañ ko def ci avant 25 ans yi wala il faut ñu xaar 25 ans wala il faut mu tëdd 50 ans loolu daal lëmbe woon na suñu xel yi bu baax diaspora bi nit ñaa ngi ciy laajte nit ñaa ngi joxe seen xalaat waaye duñ la ko laaj ñuy tourner rek laaj la ko ndax xëy na yow mi yaa ciy liggéey te yaay gën a comprendre livre yi ak loi wu état yi nekk ci biir États-Unis comme ni nga ko waxee rek ku nekk ak sa loi États-Unis rëy na rëy goo xamante ne 52 états ku ci nekk ak sa loi lay am New York bokk ak lay nekk fii ñu déglu la ci loolu. waaw jaajëf soxna dëggeen ci laaj bi laaj boo am importance la parce que effectivement bon démb bi ñuy wax ci affaire bi li ma bettoon dama defoon ne sax lu bees la moo tax mais bi ma gisee ne léegi mu tëdd bi ñu ci waxtaanee ba wane ne depuis tëdd na presque mi ngi dugg ci 18 ans fukki at ak juróom-ñett loolu bari na te effectivement loolu ba mu amee donc dañ ko jugé ba daaneel ko et tout 2005 ak yooyu li amoon mooy moom ci boppam avocat am ci boppam def na benn appel parce que appel aussi dafa am ci ay temps buñ ko mën a def temps bi mooy parfois dañ ne la 30 jours wala 60 jours maximum yu mel nii am na parce que soo ko deful rek déjà dafa am loo xam ne di nga appel décision bi parfois ba pare appel li ñuy wax bon sentence bi c'est-à-dire que moom la ñu ko tëj mën nga appel yi ñaari façon la mën nga xam ne da appel bi procès bi teguwul ci yoon mooy li avocat am def nee na leen procès bi teguwul ci yoon parce que am na ay objection yu mu def bon à part façon appel boobu am na appel boo xam ne tim nit dinañ ne effectivement moo def lii ba pare léegi comme niñ koy wax nee na mën nañ ko tëj par exemple 5 ans ba 99 ans ñu tëj ko 50 ans ñu ne bon 50 ans yi ëpp na ci li nga xam ne moom ëpp na daal waruñu ko woon tëj lu mel noonu moom lañ ko tëj 10 ans wala 5 ans parce que gis ñu fi gaañ wala yu mel noonu mais avocat am effectivement comme ni ma ko waxee tim ak li nga xam ne moom la yoon may au niveau de l'État de Texas jéem na te xam naa rek parce que nit ki tim man damay ànd ak xalaat boo xam ne daf ci rafet am ci yaakaar ne avocat bi def na ci kantalaay kantan mais li amoon mooy aussi defoon na ci appel boobu moom soo ñu xoolee ci dossier yi soxna dëgg mooy ci yeneen papier yi ma envoyé ba ma lire appel bi aussi daté wuñ ko parce que xam naa ne appel peut-être que 6 mois 1 an wala 2 ans maximum après biñ ko sentencé biñ ko tëjee
la ñu joxe décision boobu te décision boobu li mu wax mooy effectivement avocat appel na li mu lan la ban appel bi fan la ko teg daf ne am na ñaari yoon yoo xam ne def na objection mooy lan mooy di nga gis parfois nit ki ñuy laaj benn témoin di ko laaj ay question di ko wax par exemple affaire bi nan la demee par exemple mooy ki nga xam ne nee na sëñ Ousmane Sarr moo ko bëggoon a sàcc moo ko tiital dañ ko doon laaj ndax moom tiitoon na bi mu gisee sëñ Ousmane Sarr wala biñ ko jàppee ba andi ko ci kanamam ba mu joxoñ ko ne moom la est-ce que tiit na ndaw si dana effectivement ba léegi mu ngi ànd ak ci tàng googu mais lu tax loolu moo am importance parce que dafa am ay questions yoo xam ne aussi dañ koy laaj nit du question yëpp du lépp lu ñu wax ci procès mooy loo xam ne dañ ko war a admettre daaj ko saytu ndax preuve la wala du preuve wala ndax loo xam ne dina am na importance ci dossier bi mais nag li nga xam ne mooy procureur bi moom ni mu ko defee dafa laaj na ay yoon ndaw si ne ko ndax kii am tiitoon nga ñaata temps li nga tiit est-ce que yàgg na wala yàggul et tout ndaw si di ci répondre avocat bi am na ci ñaari yoon yoo xam ne dafa def objection daal di ne jury bi ne juge bi mais ne lii question yi amul importance waru ko poser mais li am mooy procureur bi aussi substitut bi dafa continuer tim di laajaat ndaw si yu mel noonu te avocat bi aussi moom tim yaakaar ne def na objection yooyu ñaari objection yi doy na mu bàyyi ko noonu alors que warul demee noonu parce que dañ ne la objection fekkee da nga def objection ne d'accord aussi juge bi daal di la overrule c'est-à-dire que juge bi ne nit ki témoin bi mën nga répondre mu dem wala juge bi ne waruñu laaj question boobu procureur bi daal di ñëwaat benn avocat bi ñëw di laajaat question bi saa yu laajaatee laaj bu dem ci li mu bëggoon laaj te yoon may ko woon soo deful objection bi daal di yaakaar ne première objection bi nga def ci laaj boo xam ne niroon nag laaj bi mu laaj aussi su ko laajee après laajaat ko wala mu laaj ko avant ngay soog a def sa objection après dafay am lu ñuy wax préserver la preuve c'est-à-dire préserver base objection bi parce que avant ñuy xool objection avant ñuy xool ndax loolu taxaw na wala taxawul la ñuy xool mooy ndax avocat bi nga xam ne moo doon représenté par exemple Ousmane Sarr ci yoon yëpp yi nga xam ne procureur bi mi ngi doon laaj même question yi daf ko waru ci woon a sonn daf ci war a dem ba ci fin bi parce que yoon loolu la wax dañ ne effectivement de parce que def nga objection rek ci benn question ñu par exemple ñu ne waa ji waroo koo wax waroo laaj question boobu mu continuer ko awale ko beneen yoon yow tamit nga bàyyi noonu defe na yaa ci nekk déedéet du demee noonu parce que soo fekkee nga laajaat sa client laajaat ko même question bi nga xam ne moom nga daan bañ ñu koy laaj bi yoon dafa objection dafay mel ni da nga ko wéevu c'est-à-dire dafa mel ni da nga ne waaw mën na répondre question bi moo tax ñu daal di ko ñu dismiss ki moo tax ñu ne ko yow appel bi du jàll donc nit ki dafay continuer tëdd li nga xam ne moo la waroon tëdd mais li am nag mooy effectivement fi mu nekk nii donc dafay nekk un jugement définitif boo xam ne kenn deful appel aussi ci 50 ans yi donc il faut que mu tëdd 50 ans mais 50 ans itam ni mu koy tëdd dafa am yoon dañ ne loi bi li mu wax fii ci Texas daf ne fekkee moom comme moom bokk na ci ñi nga xam ne ci tri-G la mooy 3G yi mooy li nga xam ne par exemple ndaw si parce que li tax affaire bi am importance mooy affaire u tiitange ji dafay jouer ci ndax nit ki bon dañ ko war a pini boo xam ne bu metti comme ni ñu ko pini Ousmane Sarr mooy di répéter question bi parce que am na peut-être que mënu woon aw fenn mais parce que ndax li mu waxoon au départ moo doon lan mooy xool na waa ji ñaari rek gis waa ji paaka bi rek daal di daw Ousmane Sarr ne ko dama lay rek wala yooyu mais ñoom dañu utiliser loolu daat ne daal ndaw si tiitoon na encore que même bi ñu jàppee Ousmane Sarr sax tiitaange gi dafa continuer nee na parce que mu ngi doon xalaat ne Ousmane Sarr par exemple moom wala keneen ñu ngi ak adresse këram ñu ngi ak ay caabi këram donc ba léegi tiitaange googu nag moo tax ba tribunal bi daal di condamné Ousmane Sarr à 50 ans mais comme ni mu ko wax nag léegi 50 ans yi daanu na appel bi li ñu ci amoon nee nañu appel bi du taxaw donc
fi mu nekk nii il faut mu tëdd li mu war a tëdd 50 ans mais 50 ans yi du tëdd 50 ans yi mais loi bi li muy wax mooy moom su bokkee ci catégorie bu mooy wax 3G yi il faut que impérativement mu tëdd au moins la moitié genn wàllu li nga xam ne moo ko tëj tey fekkoon tey 99 ans la kon dina tëdd au moins par exemple 45 ans wala 44 ans et demi donc moo tax fi mu nekk li ci am actuellement fi ñu toll li ci am mooy waaw ñu ngi toll foo xam ne 2028 la ay 25 ans di mat donc foofu lay éligible dañuy seet ndax léegi nañ ko bàyyi wala lañ ko bàyyi parole bi te loolu tim ndax nañ ko bàyyi wala lañ ko bàyyi mu ngi wekku ci nan la toogee ci tribunal bi nan la toogee ci kasa bi ndax am fa histoire wala mu ngi coopérer ak liñ koy wax pour mu def ko donc loolu nag moo ci ëpp importance léegi ñu gérer fii ak 2028 nan lay demee benn exception après xam naa ne mooy follow-up question bi nga xam ne mooy war a mën a mooy diggante bi lan lañ mën a def parce que gis nañ ne fekkee ne kii doomu Sénégal la mën nañu contacter par exemple le consulat. jërëjëf maître Malick Diop su ma la dégloo bu baax tey Ousmane Sarr liñ koy jiiñ maanaam liñ ko tëjee moom da ko daan def waaye tamit da koo dàbbali da koo defaat ci doomu Amérique ba kooku ñu wone ci procès bi que ne maanaam daf cee jëlee tiit da cee terrorisé wu ba ragal loolu gën a nekk li yokk penam su ma la dégloo it avocat yam defoon na appel ca jamono ya waaye appel ba dañ ko rejeté ndax ni procès bi tëddee woon may laaj maître ndax Ousmane Sarr biñ koy tëj maanaam biñ koy àtte ba di ko tëj juróomi fukki ati kaso dañ ko defal en tant que immigré wala fekkoon na mu nekk citoyen américain maanaam am li ñuy wax green card. waaw soxna Fatou effectivement question boobu je crois que effectivement li ñuy wax ñun ñëpp ñu ngi ci sur la même page mais li nga xam ne moo feeñul ci procès bi mooy ci kayit yi ñu yor dara wanewul ne si statut en tant que citoyen wala en tant que immigré ku am green card am waaw normalement fekkee acte la loo xam ne affaire de tribunal la loolu war ci am importance waaw mais xam ngeen tim ñun ñëpp xam nañ dëkk bi ni muy demee surtout dëkk bu mel ni état bu mel ni Texas ak sax gis nañ tim xew-xew jamono temps yi di dëkk bi demee donc am na ci yu bari yoo xam ne man nekk na en France pendant 10 ans mais li ma fi gis temps yi mënu ma woon yaakaar ne dina fi am ci dëkk bi ci affaire bias c'est-à-dire que faralaate wala boog jël nit ñi ñuul ñi teg leen foo xam ne vraiment doo nangu sax ma la nekk fa ba nga xam ne tim defe naa ne wax nañ jox nañ ma information boobu ne ma defe naa ne jury bi nekkoon ci moom ci procès yëpp amul benn nit ku ñuul ay tubaab rek a fa nekkoon te ñoom tim dañu am noo xam ne lañ koy defee man ci li ma liir rek parce que kon moo rek fekkoon ne dañ def ne dafa jam ndaw si wala daf ko gaañ wala daf ko dóor nga ne waaw mais ci nit ki xam ne rek bon dañ ne paak la yor yëkkatiwu ko neewu ko dem lay rey génnal la ko wax oto bi bon léegi waaw loolu diis na daal nekk na loo xam ne diis na trop ba nga xam ne waaw li ma ci jaaxal kañ mooy sa jamono boobu comme ni may wax rek mu ngi dugg ci fukki at ak juróom-ñett yoo xam ne tëdd ko ci kaso bi te bon lan moo ci lan lañ ci def ñun communauté bi ndax yëgoon nañ ko wala yëguñu ko woon ndax waxoon nañ ko waa consulat wala lan moo tax li nga xam ne damay xaar ngeen ñu ñëw ci fànn boobu mooy comme que toll nañ fii bu óor nañ ne bon éligibilité am pour que ñu seet ndax dañ koy bàyyi wala ñu ko bàyyi 2028 la donc juróom fukki at yi moom confirmé nañ ko mais li ñuy ñaan mooy yàlla def mu génn fekk 8 ans sama problème tim sama question tim moo doon waaw xam boog ñun fi ñu jóge ak nañ ñu yere est-ce que Ousmane Sarr àndoon ak sagoom waaw bi loolu di am wala lenn est-ce que effectivement jéem nañu seet ndax waaw
nekkoon na nit ku normal ànd ak sagom ba loolu war ko mën a dal. leneen li tim mooy beneen fànn bi mooy tim contacter les autorités fu mel ni consulat ne mais am nañ ci koo xam ne kat doomu Sénégal la waaw te liñ ko tëj juróom fukki at kuñ ko tëj fii fekk moom ngi ci 44 ans tey fekkoon ne dañ koy tëjaat yeneen 25 ban année presque 70 ans dafay def wala 72 ans lay génn waaw te fii amu fi mbokk yéen a koy jàppale yéen commune bi diaspora bi rawati nag yéen ni ngeen ko jëlee taf ko seen xol ba di ko indi ci émission ba pour nit ñëpp xam lan la li gënoon mënoon nañ def aussi contacter suñu consulat ne leen kat dañu am suñu mbokk moo xam dañ ko fi tëj lu xaw a yàgg léegi est-ce que mënuñ ñoo waxtaan wala bindareet wala def demande ak correction department mooy ñi nga xam ne ñoo yor affaire les prisons l'état du Texas expliquer leen les circonstances exceptionnelles amu fi kenn bon fi mu nekk dafa sori nit ñi ñu ngi ciy def seen kantar di ci def xaalis mais est-ce que mënuñu ko génn ñu yóbbu ko Sénégal mu dem foofu terminer penam wala après foofu gouvernement Sénégal moo xam ne muy def mais loolu intervention boobu tim nekk loo xam ne bunta la boo xam ne war nañ ko mën a def waaw kon xar ma gàttal ce qui fait que soo leen amee yeneen laaj ñu laaj. jërëjëf Maître Malick jërëjëf dëgg la loolu am importance la léegi man sama beneen question mooy ñun en tant que sénégalais ci diaspora naka lañ ko mën a jàppale ndax mën nañ ko signer ay pétition wane ni moom nit ku normal la woon wala dañu war a jaar beneen yoon bi li ñuy woowee insanité mooy que ne instant bi loolu di am danga tàggoo woon sa sago waaw pour ñu jéem la baal comme rek américain ni ñu koy defee buñ la bëggee génne wala ñu riis ñi ni ñuy def ñaar yooyu daal laa bëggoon xam ban moo ki doon yoon boo xamante ne xëy na dina ci am tuuti chance pour mën cee génn bu bés bu defee appel 25 ans ak su fekkee ni sax mën na ko def. waaw mais soxna Dëggal comme ni nga waxee effectivement c'est def lu baax moom ce n'est jamais trop tard mais comme je dis rek am na ci loo xam ne appel mënuñu ko fi wax parce que passé na mais am na lu ñuy wax aussi motion practice dafa am jamono joo xam ne da ngay ànd ak jamono bon moom lii nga xam ne mooy aussi plaidoirie défense am affaire insanité boobu ñuy wax kooku moo ndax àndoon naag sagom wala àndoon naag sagom loolu sa début ba la woon sa début procès ba la ñu waroon na avocat am daal di ñëw indi défense ne kii kat wéru yaramam neexul bon paaka ba mu soloon wala na ma ko defee waaw wala defal nañ ko ay examen waaw xam nañ ne kii bopp bi moo neexul woon mais du loo xam ne moo doon intention parce que loo gis aussi yii yëpp dafay nekk lu ñuy wax crime intentionnel mooy loo xam ne da nga naan lii laa bëgg def mais loo xam ne rey nit te ànd ak sa sago mais nekkoo meurtre déedéet kenn du tëj donc am na ci loo xam ne oo ko fekk ne nit ñi effectivement dafa am benn feebar boo xam ne moo nekkoon ci bopp bi parfois di ko troubler parfois muy am yenn réaction yi loolu effectivement défense la boo xam ne waroon nañ ko mën a def au sa départ bu lañ ko def est-ce que defaloon nañ ko wala def lañ ko loolu yëpp kon ni ma la wax rek dañu am li nga xam ne requête bi ñu yor ñun li ñu yor ci information yi amuñu accès ci document yëpp pour xam ne ndax aw na fa wala aw fa mais yaakaar naa ne yu mel noonu et tout comme ni moo rek gars yi dañu xëcc ak moom dañu lem loxo avocat bi dañ ko imposer parce que su doon yenn état yi di nga am possibilité comme ni wax négocier daan ne sama client d'accord nañu moo def lii xam na ne dafa war a tëdd 50 ans mais da ngay xam ne kooku il n'est pas question mu tëddee ko ni nga waxtaan ak ñoom boo xam ne parce que lu tax négocier baax li ñuy wax guilty plea mooy soo ko defee daf koy wàcci parce que da nga leen di économiser ay frais te dañ xam ne aussi kat nit ki bokk xam na ne moo def li tey admettre na ko après ñu baal ko surtout que fii dama la benn gaañ-gaañ amu ci avec tiitaange la ñuy wax donc pour tiital bi daal lañ ne dina tëdd 90 ans bon su fi mu nekk ni comme ni rek damay far ba nga xam ne noonu laa koy gisee donc loolu benn la donc insanité bi ti mënuñu ko def sauf que comme ni ma doon updaté démb soxna dégg mooy prison bi mu nekkoon Huntsville jëlal nañ ko fa yóbbu ko feneen parce que dafa war a am opération effectivement am na loo xam te mën nañ ko def et tout
wax ne xool ne kii condition médicale am waru ko mën a tax na waru fi mën a toog jëmale encore fi ba 2028 et tout tey suñ ko yóbboon tey ci ay wotu mbokkaam Sénégal après état Sénégal mën na ko superviser ñu seet su feebaree ñu jëm ko faj foofu moo gën mu nekk fii feebar ñu war ko opérer parce que opération tamit il faut que nga am ñoo xam ne ñoo nekk autour de toi démb maa ngi déglu benn docteur Amadou Ba ci benn plateau télévision muy expliquer loolu du question que nit ki sur le plan mental sur le plan psychique ak sur le plan social am ci loo xam ne il faut say mbokk wër la pour que nga mën a am sa bien-être là donc c'est extrêmement important loolu am mais yaakaar naa ne yoon bi nga xam ne fi mu nekk daal soxna Degene ak yéen waa panel bi yëpp ñi war a def mooy andi déplacer problème bi on a nu mu tuddati on a ministère de la justice Aïssata Tall Sall kii la woon avocat la woon xam na loolu ni muy demee am nañu koo xam ne aussi c'est lui que nu mu tuddati le chargé du Sénégal de l'extérieur mais on a un consulat au moins ici à New York mais ñëw ne mais lii la il faut qu'on fasse quelque chose que ñu xool ñu jéem a seet suñu mbokk yi fi nekk ci kaso yi dans des conditions extrêmement difficiles parce que fii sax même ici dans les villes la concentration comme ay New York mais concentration nit ñi parfois dañu am jot sax pour dem fa rawatina bon ci dëkk yoo xam ne bon état bi gën a rëy ci États-Unis Texas xam ne pour nga dawal seeti kenn rek il te faut 2 heures 3 heures donc je crois que pétition bi aussi pétition bi du question pétition mais ñëw wax ak suñu autorités yi ni la yéen ci man dara ñoom ñu bind lettre envoyé ko ni nga teg l'état de Texas département correction département ñu seet ndax loolu mën nañ ko bokkaat te óor na mën a yéen tim avec affaire yi ñu mën a am ci communauté bi yëpp wax moom ban genre nit la nit ku baaxoon la woon et tout que ñoom yaakaar nañ ne ànd la woon sagam loolu aussi dina ci am importance. dina am importance ñu taxawu ko état bi def li mu war a def waaye maître Malick su fekkee état bi dafa yéex bu fekkee état bi dafay mettre du temps tey bu fekkoon ne communauté bi sénégalais yëpp ci diaspora bi ak ci biir Sénégal dañoo mobiliser wu créé woon benn pôle d'avocat jox la ko pour nga jiite ko nan ngay formuler sa plaidoirie pour que Ousmane Sarr mun a génn. waaw soxna Fatou mais effectivement c'est-à-dire que loo ci gis aussi question d'organisation la loo ci gis aussi mooy daal di être sûr que bon xam nañu fi ñu jëm ak lan la ñu bëgg comme je dis fekkee par exemple les voies par exemple judiciaire ni dafa jeex ba nga xam ne loolu rek la ñu yoon may lenn la mooy effectivement xool l'état muteeti mental et physique de sëñ Ousmane ci jamono ji parce que wax nañ ne dañ ko war a opérer mais kooku donc comme noonu ma ko waxee en prélude à cette réponse mooy wane ne vraiment bon mënul subir opération yi wala am ce problème de santé nekk dans ces conditions parce que xam nañ ko foofu kenn dimbali kenn te nekk ci donc l'idéal serait que bon au lieu que mu nekk déjà charge publique ci ñoom nekk charge parce que jour bu nekk soo xoolee ne bon un prisonnier coûte une certaine somme d'argent parfois 200 ou 300 $. dañ koy jox mu lekk fi muy nekk ñu koy garder ñu leen di fay loolu yëpp aussi dafay nekk un coût boo xam ne à la charge de l'État du Texas bon mais comme ni mën nañ ko wax ne bon sa condition médicale se détériore et tout et que bon c'est le moment où jamais yaa ngi dégg de yóbbu ko bon il a déjà purgé par exemple presque 20 ans de sa sentence de 50 ans bon il approche la moitié de la sentence que donc en fait bon pour des raisons humanitaires et que comme je dis amu fi kenn et que yi ñun ñooy def la communauté comme ni ñu ko wax rek il faut qu'il y ait une dynamique de groupe loolu aussi même fekkee par exemple l'État ne suit pas mais au moins on aura je suis sûr que on aura une lettre qui va accompagner ñun suñu démarche soumettre ko wax ak l'État de Texas et tout expliquer leen ce qu'il en est ça c'est am na ci loo xam ne bon c'est
tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, et que je crois que gars yi aussi ils seront, on va expliquer, on va revenir, ça nous donnera le temps de lire li nga xam ne mooy requête bi li xew ci trial bi nan la ñu defee pre-trial proceedings yi ndax am na ci yoon et tout wax ne encore insister sur le fait que bon jusqu'à présent bon on n'a pas montré une intention wala c'est pas parce que def na ko rek qu'il avait cette intention pour gaañ nit ki wala tiital ko et tout et que bon am na ay temps yoo xam ne nit ki dafa snap donc je crois que système bi moo doon loolu am beaucoup effectivement une sorte de pétition des pétitions ku yéen nit ñi joxe effectivement seen opinion sur son caractère quel genre de personne il était et tout ñu wax leen ne mais effectivement il y a une alternative pour que mu fiy toog mooy mu waaw mooy mu ñu jël ko delloo ko dëkkaam muy Sénégal et foofu bon l'État du Sénégal saura que ne lii la fi def et puis ñoom certainement que bon ils ont un programme boo xam ne mën nañ ko ci dugal pour que mu mën a yeggali sentence am foofu et puis en même temps faju et être entouré de sa famille parce que c'est pas parce que aussi tu as été condamné à 20 ans à 50 ans que nga ne war a nekk paria waaw donc je crois que daal noonu la ñuy def discuter si ak suñu yeneen collègues yi et tout xool nu muy defee et tout donc on n'a pas le plan complet la stratégie complète mais dafay nekk loo xam ne bon vraiment ni ngeen ko defee noonu la nit ñi waxtaan si ñu mën a xam nan la ñuy def ak nan lañ koy defee mais ndimbal a ngi fi parce que déjà li ngeen di def rek aussi lu am solo la nit ki nekk ci biir xam ne tamit am na ñu mel ni yéen nit ñu baax ñoo xam ne jóg 7 heures du matin 6 heures nekk fi pour sensibiliser nit ñi te gis naa aussi ñi nekk ci biir suivre émission bi mu orienté aussi suñu raccroché ku nekk si loo si jéem a mën a def dañ ko ci def donc après rek loo xam ne la dañ ci waxtaan seet na lañ koy defee merci. macha allah Maître Malick macha allah loolu lu rafet la waa soxna Fatou di fàttali rek ñu ngi si sunu kër rajo ak Cap Sénégal naataange bi président Ablaye Fall di jiite un parti en construction di kontaan ci Maître Malick ci dalal bi soxna Fatou boo amaatee benn question rek ñu dolli ko mën ko libéré incha allah. jërëjëf soxna Dégène Maître Malick Diop kontaan nañ torop ci sa teew ci suñu plateau kontaan nañ torop ci leeral yi ñu indil waaye comme niñ koy waxee rek dossier Ousmane Sarr dafa di dossier boo xam ne dafa yegg ci xolu sénégalais yi te xamuñu lan moo ko ëmb waaye leeral yi dina tax ñu xam lan lañu war a def ak nan lañu war a taxawee ma am jàngat ci sa waxtaan ne maître tey dossier Ousmane Sarr dossier médicalam bokk na ci li koy appuyer mobilisation bi maanaam boole suñu doole yi def benn masse muy diaspora muy sénégalais intérieur dina bokk ci li koy taxawu fexe yi tamit moom mu am taxawaay boo xamante ne dina rafet ci prison ba may ragal nag muy lu jafe maître ndax lu jafe mooy prison américain yi ku ne xam na ne affaire yi gang daf cay bëri te nga am ca comportement bu jub dina jafe lool mais bu loolu yëpp jeexee maître bu ñu usé porte yëpp ñaanuñu ko yàlla te balaa ñu caa yegg yal na ko yàlla jàppandal ba mu génn mais yooyu yëpp su amulee maître yooyu yëpp si c'est voué à l'échec maanaam réussiruñu pour ñu écoper peine bi Ousmane Sarr lan moo koy xaar. soxna Fatou mais li nga wax rafet na et puis li ci ëpp importance ci mooy yéene bi nit ki fu mu mënta nekk xam ne sax am na ñoo xam ne ñu ngi koy xalaat ñu ngi bàyyi xel ci moom parce que effectivement dafa am ay peine de prison yoo xam ne parfois dafay nekk peine de prison yu métti yoo xam ne effectivement organisation gang yi xam nañ ko beneen bi aussi mooy isolation bi nga xam ne bon dafay nekk ci prison yi am na des prisons de haute sécurité yoo xam ne nit ki da ngay nekk sa cellule pendant 23 heures 1 heure de temps rek la ne permettre nga génn tàll say tànk
waaw kooku moom il faut nga am une très grande force morale pour mën a survivre waaw moo tax nit ñi prison yi nekk ci gang yi parce que soo amul koo waxal wala koo defal ñi fa nekk ngay defal ak te ñooñu tim dafay fekk comme ni ma ko wax rek man damay far bu metti ba léegi waruma mën a gëm rek ne affaire bi noonu la demee xale bu jógee juddugul ci dëkk bi juddoo Sénégal ay waajuram jàppale ay magam wala yooyu fexe ba mu ñëw ci dëkk bi nekk fi war a mën a jël ne activité principale am mooy di jël paaka wala di sàcc oto loolu gëwuma ko daal c'est que waaw dafay tey sama xel ba nga xam ne dama ne boo am na yoo xam ci profité le système bi xam nañ ko dañ lay pamte am na ci yoo xam ne bon fi mu nekk à moins que mu am par exemple benn preuve bu génn lu mel ni benn DNA boo xam ne dañ wane ne affaire boobu du moom et tout man loolu dafay tey sama xel ay 5 mois après même sweatshirt bi nekk fi même paaka bi et tout comme si dañ ko jàpp en flagrant délit mais loolu yëpp effectivement c'est une question de recherche d'investigation yoo xam ne da ngay dem à la source xool loolu yëpp nan lañ ko defee nan la ko policiers yi defee et tout ndax effectivement c'était ndax gars yi sasuñu ko noonu noonu ndax moom tamit effectivement bi muy dem trial parce que fekkee da ngay dem procès mu onale yow jury bi ñëpp par exemple ay tubaab lañu et tout c'est pas parce que yow la ñuy yow am nga droit wax soo neexee nga plaider sa bopp soo la neexee sa avocat su waxee ba pare nga jóg waxaat sa bopp ne lii la wala lii la et tout loolu yëpp am na lenn lëndëm goo xam ne il faut que ñu dellu ci requête bi mën a xam en fait la fa xew mais comme tu dis rek am na ci loo xam ne aussi def li ñu mën moo ñu war waaw nit ki tim man dama gëm loolu ne nit ki loo bébét loo nekk yàlla na sa fekk loo nekk rek yàlla na sa fekk su dee dañu jàppandoo wax yëngal affidavit pétition yëpp ñëw def ko soumettre correction département mais am nañu board boo xam ne parole yooyu lay xool ñu xool just def investigation ñen ne écoutez kii du citoyen américain et tout c'est vrai il doit purger sa peine mais conditions yi ñi nekk la waaw nañ ko bàyyi mu ñibbi moo gën yóbbu ko dëkkaam waa dëkkaam dañ xam ne kii am na kii na rek dañ ko mën a am ñu téye ko canaliser ko au moins muy gis ay mbokkam moo gën nit ki war a nekk bon pendant les je ne sais pas combien d'années nekk ci condition yooyu waaw loolu am na nag loo xam ne suñu demee ba nga xam ne tout est voué à l'échec ñu xam ne bon loo xam ne rek ne ndogalu yàlla la et tout mais au moins ce support là mooy bi muy am mooy li ñu koy am di ko seeti parfois ku ko mën wala di koy yónnee di dugal si compte am muy am li muy mën a jënd ci biir par exemple aussi bon là aussi ça va ba mu kër man bi may arrivé di dem seeti nit ñi ñoo xam ne fi ñu leen tëjee c'est à 3 heures de l'état de New York et tout ci digg àll bi et tout mais soo fa ñëwee ngay xam ne bon loolu am na njariñ ka parce que ñooñu aussi dañuy dem ba am une certaine force morale boo xam ne nañ xam ne ñoom rek ñoo fi nekkal seen bopp bon lii am daal mooy li ci ëpp importance mooy comme ni ngeen di def nii parce que nit ñi tim il faut que ñuy seetante il faut ñuy yeetante nekk benn am ñun li ñu manqué la communauté sénégalaise surtout mooy cette communauté daal c'est-à-dire que nit ñi dañu tas je suis sûr qu'il y a plus de 100 000 Sénégalais au niveau des États-Unis mais da ngay gis association yi mu nekk ay cellules yu ndaw wala daayira yi wala yu mel noonu alors que mais États-Unis xam nañ ne mais il faut des groupes de pression wala nit ñi aussi itam loolu pour mu mën a am nit ñi il faut que ñu boole il faut ñu communiquer comme ni ngeen di def nit di yeew suba teel di wax nit ñi kaay leen déglu li ñuy xam pour nit ñi xam li xew ci dëkk bi une fois il m'est arrivé ma dem def une série de conférences ay je me rappelle Richmond Maryland Greensboro mais parfois da ngay ñëw da ngay jaaxle quoi parce que da ngay xam ne nit ñi sax dafay mel ni xamuñu li xew ci dëkk bi nit ki loolu warul woon mën a am ko Ousmane Sarr lu mel noonu am fa ñu jàpp ko le temps que ñuy process ñuy def pre-trial proceedings bi xam nga parfois dina dem presque 6 mois 8 mois 1 an te nit ñi yëguñu ba nga xam ne dañuy xam ndax dañu koy utal un avocat privé ou bien dañ koy bàyyi ci loxo legal aid parce que tim y a une très grande différence avocat privé boo xam ne da nga koy fay mu ne le temps nga may fay wala lii nga may fay par heure utal nag avec lu ñuy wax avocat legal aid society xam ne ñooñu seen fay yaa may dégg gars bon comme dafay nekk service public rek et tout am na ci parfois dañu am les ressources nécessaires pour def les investigations wala pour xeex bi comme il faut parce que parfois da ngay gis bureau procureur bi ñëw ñu nekk une équipe de 4
donc man daal li ma ci xam daal mooy vraiment aussi di leen ñaanal effectivement di leen ñaanal seen taxawaay yàlla leen di fay bon nit ñi xam lan mooy communauté lan mooy rassemblement doole rassemblement et tout donc dafa am importance nit ñi mënoo ñëw toog ku nekk war nga balaa ngaa tëdd bés bu jot xam ndax sa xarit wala sa kenn wax ngeen il faut que nit ñi def ce genre cette nu mu tuddati cette liaison cette connexion ba nga xam nit ki su la mënta nekk yaa ma dégg ngeen nit ki xam ko orne suñ ko jàppee tëb nga dem utal koy ñaan utal koy avocat ñu taxawul ko teel ko génn daal di préserver ses droits donc ça c'est extrêmement important te loolu noonu rek la mën a amee nit ñi mënuñu tas noonu ne bon maa ngi envoyé $50 $100 non dafa am yoo xam nit ñi il faut que ñu koy xaat ñuy yëkkatindoo di tegandoo donc man daal vraiment loolu mooy sama take ci émission bi ci lii xew waaw yàlla nañu yàlla jàppale yaa ma yombalal ñu lépp bon ñu ñëpp ñu bokk te yu mel nii ñu bañ di dem di ko xam ci communauté bi parce que aussi tamit il faut que ñu def benn une sorte de pas de rétrospective mais une sorte d'enquête xool ñaata doomu Sénégal ñoo nekk ci prison parce que loolu tamit dafay am une fois je suis allé à Chicago ba mu ñëwee ñu gis ma non c'était à Madison Wisconsin ñu gis la kenn na kii may maître Diop ñu wax ni mën na maa sax waa maître waa justement sax dafa amoon suñu gars yoo xam ne ci dañ leen jàppoon fii ci benn free market il y a 3 ans mais gars yi dégguñu si ñoom dara ba léegi ñetti at nga mën a toog xamoo ñi nga àndaloon bañ jàppale fa lañ nekk waaw loolu càggante la donc moo tax nit ñi il faut que ces associations là ñu ciy adhéré di ci bokk di wax ak nit ñi di participer ci activités yi ba nga xam ne fii ko fi lu fi nit dal mun lu mooy lu baax wala muy musiba nit ñi mën a taxaw def ko ni mu ware man daal leen gërëm nag leen sant seen taxawaay parce que question yi leer na c'est bien articulé et wane na daal ne yéen itam am ngeen Pastef am ngeen. dëgg la Me Malick dëgg la Me Malick sama dernière question mooy da nga yaakaar ne lii cold case la ci niñ koy woowee fii ñun ci suñu langage ci anglais cold case la mooy loo xamante ne dañ ko teg rek daal sànni ko fële kenn du ci wax kenn du ci def ban yaakaar nga am ne foofu lañ ko mën a classifier tey jii buñ ko doon classifier fan la mën a nekk daal comme ça comme ni nga waxee rek buñ ci jéemee dinañ jéem a seet lan lañ ci mën a dolli lan lañ ci mën a jàpp ba mën ci am ndam wala sax wàññi penam wala fexe 25 ans yi mu génn loolu daal mënoon sama dernière question. Non effectivement non mais soo xoolee la définition originale li ñuy wax cold case mooy case boo xam ne am na lu xaw nga gis par exemple ñu rey nit wala ñu jam nit wala ñu sàcc fenn mais ñi nga def waaw ki rey nit ki par exemple wala ki dem sàcc fenn def robbery foofu amul ba léegi ñu ngi koy seet mais gisaguñ ko donc xam nañ ne loolu am nañu joxe nañ description mais mënuñu fexe nit ki bon du ñu tëj case bi cold case dañ koy teg ne bon nañu seet avec le temps que mën na am un jour ou l'autre kenn nit ki feeñ mais par rapport à suñu dossier bi mais dossier bi dafa am yaa am dossier dañu ne Ousmane Sarr moo def lii waaw ñu jël ko 5 mois après ñu ne gis nañ ko jàpp nañ ko andi ko try ko andi ko procès et tout devant des jurés yoo xam ne xaw ma ñaata temps la procès bi duré ñu ne kat kii moom waaw il est coupable tëj ko 50 ans donc dossier boo xam ne et puis appel bi ñu rejeté ko donc mu nekk dossier boo xam ne dañ ko clore waaw dañ ne kii pare na léegi nañ ko teg fële waaw kii daal fi mu nekk li muy def mooy tëdd li mu war a tëdd 50 ans wala fekkee 25 ans mat na pour parole ñu seet ndax éligible na et tout su éligible ñu bàyyi ko loolu moo ci am donc mais maintenant nag le problème li mën a am ci dossier bi nag yàlla mën na ko def ñu ñëw xoolaat ubbiwaat dossier bi di xool gis des erreurs yoo xam ne par exemple xool ne DNA bi par exemple oto bi par exemple am na kenn ku ci nekkoon wala en fait nit ki dañ ko forcer pour mu wax loo xam ne du moom wala jël yooyu
investigation yi aussi wane ne ñooñu dañuy jël nu mu teeti t-shirt boo xam ne wala sweater bi ñuy wax wala paaka bi gis ne beneen empreinte digitale beneen nit ci nekk ki dañ ko jël taxal ko et tout loolu mën na am gis ngeen fi kees ñoo xam ne nit ñi tëdd nañu ay 20 ans 30 ans ñu jékki-jékki bàyyi leen parce que effectivement ni ñu doxale woon investigation boobu amul donc am na ci loo xam ne bon dañ def pression am na ci loo xam ne bind na affidavit ne ñun waa ji kenn warul mën a nekk loolu parce que il faut que ñun tim ñu xool background am parce que à part li ñu wax ci 2002 bi affaire oto mu doon dawal xam naa sans permis wala yu mel noonu ne dafa sàcc benn affaire ak oto bi wala yaakaar nañ ne oto jàmbur la jëloon mais c'est ça mais soo gisee peine de prison yooyu ay 2 ans la 2 ans ci affaire oto yooyu bon ay sàcc yu ndaw yooyu ñu ne 10 ans mais li nga xam ne 50 ans bi parce que dañu jël top charge bi mooy bi nga xam ne bon moo si gën a kawe bu 50 ans bi moom lañ ko dóor c'est ça et comme ni ma doon wax mais man du woon caaginu même fekkoon jury bi la appel bi su fekkoon ne dañ ko waroon appel sentence bi li nga xam ne loolu lañ ko tëj la ñu waroon a appel parce que loolu diis na ci loo xam ne nit ki yorul fital su yorul fital sax nga ne fital gi xam ne mën nga wax ne waa ji su tiire mu dal mais yorul paak ñu ne paak la yar xàcciwul gaañul nit ki fenn ba nit ki mu taxaw ci buntu bi ndaw si mën a génn yaa ngi dégg fel ne génn ba daw ba yuuxu mais xam nga kooku fekkoon daf ko bëggoon a gaañ wala dafa bëggoon a rëcc rek te kenn du ci xam dara kon gaañ na ko wala mu jam ko wala mu xoj ko ci biir wala yóbbu ko ci oto bi kidnapp ko yóbbu ko ba fu mu neex daal ko sànni ci tali bi ay dem yoonam donc am na yu bari yoo xam ne liggéey ci fi ñuy nekk ak li ñuy liggéey moom la ñuy gisee yooyu moo tax daal dafa am ci loo xam ne daal nañu ñaan yàlla que ni effectivement démarche boobu suñ ko defee et tout wax sa condition médicale ak li nga xam ne aussi il est du Sénégal et tout que en fait encore 25 ans yoo xam ne ñoom ñaata la leen di coûter et tout xañ na ci ñoom ñu bàyyi nit ñu di ci dem loolu mën na am loolu te gis nañ ko fi daal gis nañ ko fi et bon nañu am yaakaar rek ne dina sotti mais man li ma gis mooy yéen li leen war def ngeen ko daal waaw def ngeen ko yéen ngi koy def te tim nañ leen ci jàppale bon dëkk bi tim dafa am na mu demee nañu bàyyi nit ñi nañu bàyyi xel aussi ci événement yi di ñëw avec son nouveau président bi dégg ngeen affaire immigration bi li ñu ci wax nit ñi il faut que bu ñu fi defaat li fi amoon ci affaire loi bi nañu takku laajte xam fu ñuy teg seen tànk pour war fa mën a am ay kayit comme ñëpp mais doomu Sénégal typique waaw du doomu Sénégal boo xam ne dafay ñëw fii di def vol à main armée wala def leneen daan dooleem wala jàng moo ko fi indi yéen nag seen taxawaay moom ci comme ni ñuy wax rek bon dañu ci gën di leen sant mais yàlla rek mooy di mën a fay. jërëjëf maître Malick Diop fi mu nekk nii nag waxtu bi dab nañu ñu yegg si cappaandaw suñu émission xew-xew diaspora ma lay laaj looy tàggoo auditeur ak auditrice sunu kër FM ak membre Cap SN. waaw Adja Fatou vraiment di am mbégte kontante di bokk seen émission tey bi xam ne yaak soxna Degen yéen a nekkoon ci présentation bi waaw di rafetlu aussi participation ak taxawaayu président Ablaye Fall bu Cap Sénégal Natangué ak aussi logistique gu rajo sunu kër parce que loolu yëpp soo amul rek logistique boobu soo amul rek aussi dafay metti pour que ñu mën a véhiculer tas li nga xam ne mooy suñuy appréhension lu ñu ragal ak lu ñu bëgg wala yu mel noonu man nag sama conclusion nekk donc encore faire appel à la diaspora li ñi waaw il faut que ñuy booloo dëkk bi suñu xoolee bu baax ñi fi am li ñu bëgg ci communauté yi rek mooy ñi nga xam dañu fexe ba dajaloo nekk des groupes de pression barkaat yi démb jeudi passé ñu ngi nekkoon ci waa ITFA mais nga ñëw xoolaat ñi nga xam ne ñu mel ni par exemple
les communautés éthiopiennes wala naar yi wala mais partout nit ñi groupe de pression nga ñëw fu mel ni New York suñu la waxee ne Spanish Harlem mooy East Side bi ak West Harlem mooy fii suñu mbokk yi nekk mais da ngay gis ne bon ñun Pastef boobu tamit mu ngi ñuy rëcc parce que dem nañu ba tubaab yi wala ñeneen ñi dugg ci communauté bi jël suñu place yi jël suñu kër yi jël suñu magasin yi alors que de l'autre côté soo passé fii fa àdduna dem nga gis ne espagnol ban premier hôpital bi mu njëkkee fajoo ci hôpitalu espagnol yi parce que dañ ko maîtriser kenn du ñëw jënd seen kër kenn du leen génn seen kër kenn du leen génn seen store te am na ñu fa ñuy fajoo ak fa lépp lu ñu bëgg mu ngi seen bon te loolu lenn rek la mooy bokkandoo nekkandoo jàppandoo di tegandoo donc loolu rek moo mën a am te ni ngeen koy defee aussi yéen da nga ci wastu seen bu mat sëkk waaw donc nit ñi il faut que ñu xam leen na nit ñi tey garabam il faut ngay génn di masla ak nit ñi di wax ak nit ñi di jàppal nit ñi su ko leen jàppale aussi loo c'est la loi du donner et du recevoir rek nit ki loo joxe ñu fay la ko su dee lu baax ñu fay la ko su dee lu bon dafay ñëwaat ci yow donc il faut que ñu xam loolu te tim macha allah cette communauté bii ñi fi njëkk a ñëw ay 86 ay 82 lañ fi ñëw ñu ngi ci lan presque deuxième génération xam troisième génération suñuy doom yi nekk fi mu nekk ñoo nekk ci université yi wala ci collège di jàng donc am na ci loo xam ne il faut loolu aussi ñu wàcc ko andi ko suñu doom yi xam ko bon avantage bi ñu am il faut que ñu xam ko parce que ñun au moins on a Sénégal lañ juddoo Afrique lañ juddoo am fa suñu culture am fa suñu croyance ñëwaat fii mën a intégrer mën a ànd ak nit ñi donc ñi war ñu mën a ëppale dara waaw am na ci loo xam ne nag rawatina suñu doom yi ay kaaw ay Ousmane Sarr nii parfois ñu dégg ci ay cas yoo xam ne mais sa xol dafay jeex da nga naan lii nan la war a mën a amee donc il faut que ñuy bokk ci groupement yu mel nii di ci waxtaan et tout de temps en temps nit ñi c'est vrai que amuñu jot mais au moins il faut se réserver un jour ou bien 2 heures particulières dans la semaine yoo xam ne jokkoo wala di daje pour que nit ñi lu mën a xam si communauté bi ñëpp jógandoo parce que kaw Ousmane Sarr bi fekkoon ne au départ la wax ji bari jóge fu nekk de Californie ba New York et tout kon am na taxawaay boo xam ne yaakaar naa que suñ ci taxawee dañ ci am tey duñ ci am tey li ñu ci am donc di leen gërëm encore di leen sant vraiment yéen ñëpp waaw encore soxna Dégène soxna Fatou président Ablaye Fall ak waa rajo Sunu Kër di leen wax nag man tim anytime saa ma soxlee rek vous pouvez man oo leen ma je suis disponible waaw loolu ti nit ki dafa am loo xam ne tim liggéey bi dañ ciy jaamu yàlla en ce sens que ne liñ xam-xam biñ ci yàlla may amuñu exclusivité yàlla daf ñu dénk rek te am na loo xam ne comme ni waa ji di wax fekkee dañ ne nit ki ñaata kilo yàpp la mën a lekk mu ne genn waa liibar ñu ñëw jox ko 1 tonne dina xam ne loolu lañ ko jox tan boobu moomu ko lu muy séddal la donc nañu jàppante di diisoo nit ñi comme événement yi di ñëw dégg ngeen ko liñ fi wax avec le nouveau président tous ces projets et toutes ces réformes nit ñi nañ fexe ba bokk ci te teg ko ci yoon koo leen gis aussi mu nekk ñu xam ne kii nekkul ci tànk yoo xam ne ay tànk yu jubla nit ñi tam oo leen yedd leen parce que jàkk yaa ngi fii groupement yaa ngi fii daayira ñëpp a ngi fi nit ñi suñu waxantee dëgg rek yaakaar naa ne bon dinañ dem ba nga xam ne erreur yi wala yenn yi bon dañ ko mën a éviter waaw kon di tàggoonte ak yéen ci vraiment contenté encore une fois donc et à la prochaine merci beaucoup allez au revoir. jërëjëf Maître Malick jërëjëf ci taxawaay bi ci wuy sunu invitation bi di la ñaanal nga yàgg fi lool te wér macha allah yàlla yombal liggéey bi waaw te di ñaan tamit nattu yi wàññeeku ci suñu communauté xam naa dinañ dajewaat ci yeneen plateau ci yeneen i cas ndax bari na fi comme ni nga ko waxee yàlla nañu yàlla sàmm te sàmmal ñu Sunu Kër rajo mbokki auditeurs yi auditrices yi ñu ngi leen di tàggu ba beneen. waa soxna Fatou taxawaay diaspora moom mooy niñ ko commencé rek lii rek première étape la waaw yàlla nañu yàlla may dégg ak déglu comme ni ko Maître Malick waxee Amérique moom ni ko xale yi di waxee Sénégal da ngay ñëw
nangu tàllal jubal rek dangay jubal duma delluwaat di ci bamtu parenting parents yi liggéey bi dafa bari dañuy jël sa doom rek ne ko demal nga wuti ji wala doom ji am jom loolu ni xaaral ma dimbali sama yaay sama pap te ka ngay fekk bu tàllalulee rek yow doo mën a tàllal kon yàlla nañu yàlla sàmm te sàmmal ñu diaspora bi fi ñu commencé fii ci première étape bi macha allah lii rek doy na te it di ñaan ñépp jàpp si ni ko met Malick waxee mbooloo mooy doole incha allah ci yeneeni daje dinañu jéem a seet nuñ ci mën a taxawee ak njiitum met Malick ak yeneeni avocat ci réew mi ñu jàpp rek te teew a bàyyi te yàlla may ñu ndam amiin kon ba beneen yoon soxna Fatou met Malick jërëjëf ba beneen yoon. macha allah soxna Degen mbooloo mooy doole mbooloo moomu yal nañu ko yàlla may bañ mun a taxaw Ousmane Sarr ci dossier bi ba ñu bàyyi ko mu ñibbisi ci jàmm ci wetu njabootam ba ñu bàyyi ko mu ñibbisi ci jàmm ci dëkkam. auditeur auditrice sunu kër FM première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles ku ko bëgg nan ngay def danga koy télécharger via Play Store wa ila App Store wala nga tàppe ci YouTube bi sunu kër FM am bépp émission lëkkaloo woon ak Cap SN la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange di parti en construction Abdoulaye Fall jiite ko ku ko bëgg nan ngay def dangay tapé 77 533 39 00 77 533 39 00 ñoo àndoon ak yéen ak soxna Fatou ak soxna Degen Diop ci plateau bi amoon ci comme invité maître Malick Diop di avocat en exercice vivant à New York ñu doon waxtaanee tey dossier Ousmane Sarr di ko yeggali dossier Ousmane Sarr gis nañ ko ne ci xaajagul jeexagul ndax liñ ci war a xam liñ ci war a gëstu yépp bari na waaye tey ci biir waxtaan bi gis nañ ne plaidoirie Ousmane Sarr desoon na yu bëree bëri ba moo taxoon chance am bi tuuti ñu war a nag jóg takku taxaw seet yeneen bunt yu ñuy fëgg ni ko maître Malick waxee ni ko soxna Degen waxee ànd ci ak diaspora bi bu ko defee mu mun a ubbeeku Ousmane Sarr mun a ñibbisi mbokk yi ñu leen di jox dig daje ba fukki fan ak juróom ci jamono balaa boobu yàlla mi di borom jàmm te ku mu defal jàmm nga am jàmm yal nañu yàlla may jàmm jërë ngeen jëf ci teewlu bi ak ci déglu bi ba beneen